kër Seydi Hadji Malick këru yàlla la. yàlla dafa def ñu boole ñu ci deret waaye Seydi Hadji Malick mbokki pas-pas la gën a fonk ku mbokki deret kon nag ñun mbokki pas-pas bi la ñu gën a dëgëral tey te loolu ñu nekk yéen ñoo ko bokk kon nag dañ leen di wax dal leen ci seen kër di leen delloo njaal ndax kii fi jóge ñun ëppalewuñ leen dara ci moom ndax moom ñëpp la njaboote woon Sénégal gépp la njaboote woon rawatina nag yéen yi nga xamante ne mën naa ne ay doomi xaqiiqa ngeen ndax ku ci nekk am na relation bu mu amoon ak yow ci wàllu àdduna waaye aussi ci wàllu baatin ci wàllu spirituel kon mënoon ngeen toog yéen jaal ko seen bopp ñun dañ leen delloo njaal di ñaan yàlla wàcce yërmande ci moom yàlla yokk leeram ci fu mu tëdd yàlla taas ñu ci barke bi law ci njaboot ji yëpp bay laa yow mi di rafetlu it seen tànk yi fii ci ëttam bi ndax nga bokk ci mbir waaye ñu boole la ci day gën a rafet te nag yàlla axsan la wax moo ko gën a xasan ndax li gën moo gën lu gën a baax ak dafa am lu baax ak lu gën a baax te li ngeen def moo gën a baax ndax ñun ci lycée Malick Sy lañu bokk ñu jël école boo xam ne tudde ko suñu maam suñu sëriñ Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu am nañu yàlla tas ci barkeem ñu bokk ci waroon cee jiitu waaye ngeen yëkkati seen doole yëkkati seen alal yëkkati seen temps di ko dox ngir lycée bi gën a ñoŋ kon loolu ñu ngeen ko defal kooku ñu leen ciy gërëm di wax ne sëriñ bi jàng daf ko mës a ñor lycée bi it daf ko ñor ndax liñ ko tuddee ki nga xamante ne mooy suñu sëriñ ñun ñëpp mooy Seydi Hadji Malick ba tax na lépp loo xamante dafa laal ci wàllu njàng daf ci daan dugal loxoom bu baax a baax sëñ Diop tudd na fi léegi affaire grève yi may fàttali daaw ci jamono ji daaw xamu daaw jéeg ci daaw jéeg ci jamono ji fii lañ toog fii la toog ñoom Hélène Tine ak ñoom Abdou Aziz Diop bu Forum Civil ak ñaari syndicalistes yu jóge ci seen cadre bi ñëw fii ne ko dañ ko bëgg a gis benn samedi ci ngoon bëccëg bi di dimanche dañ ko bëggoon a gis mu toog ci néeg daal ne ma man daal njàng mi dama ni woon dootuma ci waxati ndax gouvernement bi dañuy jël ay engagement léegi duñ ko respecté profit tamit dañuy taral bu mu ëpp daal ne ma waaye daal dinaa ci wax sama àq rek te boobu fekk na nit ñi ngi découragé woon nañu tuuti ndax am na ay jafe-jafe yu ci amoon waaye ci barke mag ñi ak mën na am yàlla lu mu leen defal ci biir waxtaan bi ci la le président la plus woote ci leneen sax loolu wax ak moom waaye mu junjaale ko mbir mi ne ko am na ñu fi nekk maa ngi waxtaan ak ñoom sax ci mbiru njàng mi laata ñu fay jógee déggoo am na ci ba ñu informer seen collègues yi ba ñu d'accord ci sursoir seen mot d'ordre bi ñu defoon yàlla ci mbaaxam ak barke mag ñi ak seen ñaan yàlla def ci sutur ba année boobu ñu sauvé kon moom ci loolu la mësa def dooleem lépp loo xam ne day ñoŋal njàng ci réew mi dina ci def
dooleem lépp loo xam ne day faagagal njàng mu jóg dox ci. Bu ngeen jógee di def li nga xamante ni moom ñun lañ ci waroon a fekk muy defaraat barabu jàng muy lycée Malick Sy nga xamante ni lycée bu am solo la ci réew mi bu dul ci lycée yi gën a am solo waaye may wax ni suñu kër bari nañu fa jaar. ci njaboot ji sama mag suñu taaw suñu Babacar jànge na fa samay mag yu jigéen soxna Aïcha ak soxna Roxay ñoom tamit jàng nañ fa soxna Umu Xayri foog naa ne jànge na fa foog naa ne suñu kër ñu bari jàng nañu fa xam naa ne tey suñ leen waxoon ni lii am na incha allah ñoom dañ ko fekk waaye dafa fekk ñoom tamit dañuy nekk ci yaa ngi tey biir Dakar kon lycée boobu suñu ci ñun la bokk ñu waroon a jug ñun suñu bopp bu lii amee ñu doxal ko suñu bopp waaye ngeen am pas-pasu feetuñu ko waar woowu wa tabarakallah dañ leen ciy gërëm leen ci sant di wax ne ñun de sëriñ bi lam ñu dénkoon mooy lépp lu fi mag ñi bàyyi woon di ko doxal ñu jéem lañ ci mën ñu def ko ndax ñoom yàlla dafa defoon la ñu mën kenn mënu ko su ma nee lu ñu mën kenn mënu ko moom mii dama ko daan tooñ leen daan ko papa seen yen diis na de waaye li ngeen ñu bëgg yen moo gën a diisal ndax yéen yóbbu ngeen ko foo xamante ni dina jafe lool ñu def ñun la ngeen defoon waaye la mu ci daan tontu mooy ñun mënuñu dara dañuy jéem ba seen barkeemaam fekk ñu ci kon it yéen su ngeen jéemee seen barkeemaam danañ ci fekk incha allah kon ñun dañuy jéem rek fa ñu tegoon seen tànk nit ñu teg fa suñu tànk di wax ne lii ngeen ñu boole suñu yëfu bopp la te incha allah dinañ ci dox ci anam bu mu mënti doon ngir gën ko mën a ñoŋal may wax ni kàddu yi may jël ci turu Serigne Babacar Sy Al Mansour Al Khalifa moom laa koy jële ndax ci ndigalam laa toogee fii tey ndax jotaay bi yëg na ko ci ndigalu Serigne Pape Malick Sy lu Serigne Aboubacar Sy di xalif général di porte parole moom lay waxe ndax lii nii yëg nañu ki nga xamante ne mooy suñu mag di suñu xalifa tey xalifa Serigne Abdou muy Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz moom ci tey daf ma ne woon ci suba si bu fekkee ni xatuma lool dinaa ñëw ci jotaay bi wéy jóg laa koy wax mu ne ma kon demal recevoir la donc ci ndigalam dañ koy defee kon nag ci seen ndigal laay waxe tey ne ñoom d'accord nañu ci lii dinañ ci dugal seen loxo ci anam ba mu gën a rafete te dinañu ci dox ngir lépp loo xam ne mën nañ koo xëccaat ñëw dugal ko ci lii ngeen xam ne sumu ngeen ko incha allah dinañ ko def kon nag ñun am nañ engagement boobu di wax ni li ko def mooy Seydi Hadj Malick jàng ñetti triptyque yi lay wax moom la daan doxale muy jàng julli ak bay ba ñetti triptyque yooyu nag ku ñu ci fekk rek incha allah dañ ciy ànd ak yow bay laa yow mi diw fu mu mës a ne daara la fa mës a doxal lu mu mës a am daara moo ko may kon nag ñun amuñu droit di nasaxal lépp lu jëm ci wàllu daara may wax ni ñun ci suñu wàllu bopp am na sax loo xamante ni mbëbët nañ ko ngir gën a mën a lëkkale njàngale daara yi ak njàngale enseignement général ndax dafa am yàlla dafa def suñu mbokk yi nga xamante ni dañu nekk ci kuréelu diine yi ënk Sénégal dañu créer benn case daal di may ñaan ma ñëw jàpp ci liggéey bi ñu tuddee ko cadre unitaire de l'islam au Sénégal boo xamante ni mboolem comité scientifique yi nga xamante ñoo nekk ci këru diine yi ñoo ko bokk ak ay association islamique ñu ne comité boobu li ko tax a jóg wala boog benn ci mission mooy fexe ba lépp loo xamante ne mag ñi bindoon nañ ko mu jëm ci wàllu
bonne gouvernance wàllu ci éthique defaraat jikko yi jëm ci wàllu culture de la paix culture du vivre ensemble maanaam gën a rataxal diggante këru diine yi lépp lu ci mag ñi bindoon ñu xool naka lañ koy mën tëggaate def ko ci benn manuel proposé ko enseignement général loolu benn ci mission yi nga xamante ni cadre boobu moom la tëral te incha allah dina baax parrain yi nga xamante ni moom la ñu tuddee këru jàngale yi lycée yi ñu xam seeni ñi leen tudde lan la ñu liggéey ci diine lan la ñu liggéey ci réew mi ngir gën a mën a ñaax xale yi ci seen qualité yi nga xamante ni ñoom la ñu dundee ba yàlla may leen lim leen may kon nag ñun incha allah lépp loo xamante ni contribution lay doon muy contribution ci wàllu matériel financière muy contribution ci wàllu pédagogique dinañ ko jéem a xëcc ak suñu kéem kàttan ci ndigalu xalifa bi ak ci ndigalu ay rakkam yu mu fi àndal ngir bu bés ba jotee ñu ñëw teewe ko def ci suñu doole lépp loo xam accompagnement lay doon tamit incha allah dinaa leen ci rendre compte ba ñëpp dinañ ma wax ci yan anam la ñu mën a defee accompagnement boobu ndax am na loo xamante ni ci mbébét la boo xamante ni njaboot yi ñu ngi koy mbébét muy benn fondation bu ñu tuddee fondation Al Amin suñu mag sëñ Babacar keroog junj na ko ci benn waxtaan bi ñu amoon fii ci dama ko defal hommage fii ci sëriñ bi ci waawan ci cadre fondation boobu tamit dinañu xool naka la ñu mën a def ngir mën a jàppale lycée bi waaye jàppale bépp édifice boo xamante ni day wuyoo kër gi jëmale ko ci wàllu njàng tabarakallah kon damay tënk rek di wax ni lii ñun ngeen ko defal incha allah dinañ ci dugal suñu loxo dinañ ci rendre compte xalifa bi ba bu bés ba ñu am ci participation bu am solo mu nekk suñu contribution ci njàngale réew mi waaye suñu contribution ci ki ngeen ko defal ndax ñun kenn lañu am gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Seydi Hadji Malick ndax lépp loo xamante ni tey barke la ci kër gi ci barkeem loolu ko yàlla defale moom moo sanc li moom moo sumb li yaakaar ci mag ñu baax ñi yaakaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liggéeyal ko ba yàlla faye ko lii tey kon lépp lu ngeen di def ngir gën a taaral liggéeyam boobu ñun incha allah suñu loxo daf ciy dugg bu baax a baax di wax ni kat ñi ngi bëgg a guddal waaye nag bi yëpp sant yàlla la di leen gërëm yéen tamit kenn ku ci ne ci sa taxawaay ci lycée ba di ñaan yàlla gën a dëgëral seen taxawaay boobu yàlla gën koo barkeel li ngeen namm ci lycée bi yàlla na ko yàlla mottali ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke ki nga ko tudde ci barke kii nga xamante ni moom ngeen jagleel bés boobu muy Serigne Abdou Aziz Al Amine ci hommage boobu ngi koy rendre di ko ñaanal moom fa mu tëdd yàlla gën ko leeral bàmmeelam te yàlla wàcce barke bi ci liggéey bii ngeen sum ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla barke njabooti yàlla ñoŋal la nga xamante ni moo fa mooy njàngale ba ñu fay njàngale ba mu nekk njëriñ ci réew mi ñëpp nekk njëriñ ci xale yi ba ilaa yow mi diin di leen gërëm ci tànk yi di leen ñaanal yéen tamit yàlla dolli leen sutura yàlla yokk xéewal yi yàlla barkeel njaboot yi yàlla def mission bii nga xamante ni moom lañ leen dénk muy mission éducation ndax dafa nekk loo xamante ni lu mission bu délicate la mission bu am solo la ndax ku ñu dénk ay xale mooy dénk nañ la avenir réew mi kon nag yàlla def lépp ngeen ciy def muy yiw ci réew mi muy barke ci réew mi muy sutura ci njaboot ji yëpp di leen gërëm di leen sant di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu tey dañoo am mbégte ci bis bii nga xamee ni dañoo ñëw Tivaouane doon gis ci sëñ Cheikh Tidiane
Sy bu Al Amine comme ni ko proviseur waxee proviseur nag wax na lépp ba pare ñun dañuy woo képp koo xamee ne mës na aw lycée Malick Sy képp koo xamee ne acteur la ci éducation ak képp koo xamee ne daal doomi réew mi nga pour bis boobu nga xamee ne mooy le 12 mai incha allah ci suba gi à partir de 9h ñun ñëpp ñu daje lycée Malick Sy sargal rendre hommage ki nga xamee ni mooy suñu sëriñ bu baax boobu di suñu Abdou Aziz Al Amine yal na yàlla yokk leeram ñu rendre ko ci hommage mais aussi la fondation Sonatel moom mi nga xamee ni moom dafa ñëw soobu liggéey bi ba état du Sénégal fekk ko ci ñu nit ñu ñeme ni nañ ko àggale ci laboratoire boobu nga xamee ni war nañ ko équiper salle informatique ak infirmerie kon ñu ngi leen di woo dig daje le 12 incha allah au lycée Malick Sy waa Sénégal yëpp woon nañ leen jërë ngeen jëf. salaamaaleykum tey ji nag dañu ñëwoon fii si suñu mission bi nga xam ne moom la ñuy dox si lu jëm si liggéeyal suñu lycée El Hadji Malick Sy ma ànd ak ñii ma àndal madame Ndaw Mati Dia moom bi nga xam ni mooy coordonnatrice su activité bii ñuy mëne ànd ak madame Fatoumata Aw mooy présidente APE bu lycée Malick Sy ànd ak Mame Biram Ndiaye moom professeur la moom si représentant prof yi nekk lycée Malick Sy la bokk tey nag vraiment ñu am mission boo xam ni mission bu neex bu dal suñu xel doon dajeek Cheikh Tidiane Sy bi nga xam ni doom la si sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amine mu dalal ñu nag parce que tey jii dañ doon ñëw si ñoom pour sàkku ñaan ndax lii ñi nga xam ni moom lañu sumb muy liggéey bu am solo bi nga xam ni dañ koy continuer pour li nga xam ni day jëm si lu yokk lycée Malick Sy ñu ñëw pour ñu ñaanal ñu pour wax leen suñu mébét ñu mën ñu jàppale si zahir ak si baatin pour que li nga xam ne sumb nañ ko ñu mën ko eggale biir ñëwee nag dalal nañu dalal bu rafet vraiment dégg nañu fi ay kàddu yu rafet ay kàddu yu dal suñu xel ay kàddu yoo xam ni dañu mën a ñemeloo ba ñu mën a continuer te yaakaar nañ ni lii ñu dox si woon incha allah comme niñ ko daan defee bu daan sumb liggéeyu jëkkee di ñëw si sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amine mu nuy ñaanal ñuy am ay jéego yaakaar nañu bii dana si bokk si yooyu te bii yaakaar na aussi dana dem fu gën a sore loolu tey moo ñu indi woon fii vraiment kontaan nañu dalal nañu wax nañ ñu vraiment loo xam ni mën nañu ñemeloo pour ñu mën a continuer eggale suñu liggéey bi nag fi lekk ay fan peut-être daan leen mën a biral li nga xam ni moom la ñu taxawal cérémonie bi nga xam ne ñu ngi koy organiser le 12 mai cérémonie bu mag lay doon ñu koy def si biir lycée Malick Sy pour sargal sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amine si li nga xam ni jàppale na ko lycée Malick Sy jàppale ñu ko si suñu liggéey si ñaan ak si loxoom sargal si aussi fondation Sonatel bi nga xam ne aussi jàppale nañu suñu liggéey si loolu parce que bâtiment bi nga xam ne moo nekk lycée Malick Sy muy bâtiment bu doon daanu fondation Sonatel jàppale ñu si ba ñu mën ko réhabiliter ba tey jii ku nekk bëgg na fa dëkk bëgg na fa jànge loolu si liggéey bi nga xam ne moom la sumb la léegi nag li ñuy ñaan mooy dañuy bëgg képp koo xam ne jaar nga lycée Malick Sy mës na am na lu mu def si yow nga ñëw jàpp si liggéey boobu parce que tey jii war nañu équiper suñu infirmerie bi nga xam ni élèves yi bu ñu amee ay gàllankoor fa la ñuy fajoo équiper aussi suñu laboratoire yi nga xam ni dafa manqué ay équipement te loolu yëpp day jëm si lu jëmee kanam njàng bi nekk si biir lycée Malick Sy équiper aussi suñu salle informatique bi nga xam ni aussi laaj na ñu dolli ko ay ordinateur laaj na ko ñu dolli ko ay équipement pour que njàng mi gën a ñoŋ si biir lycée Malick Sy moo ko marraine lycée Malick Sy pour sargal élèves yi nga xam ni
que ñu wane seen bopp si liggéey si jàng parce que fondation Sonatel bi muy defar bâtiment E bi daf si dugaloon lu ñuy wax excellence te excellence boobu nag am na lu ñu si commencé gis loolu nag la ñu bëgg ñu en même temps ñu récompenser élèves yooyu si seen taxawaay si seen liggéey pour que ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi si ginnaaw mën a gis loolu donc mën a aussi jàng pour réussir comme seen morom yi ni ñu ko defee. li yëpp ñu dox nag dañ ko def rek pour lu yokk lycée Malick Sy donc képp koo xam ne mën ngeen jàppale si loolu ñi lay ñaan nga ñëw taxaw si jàppale ñu si ba lii ñu sumb yàlla may ñu eggale ko si jàmm génération yi di ñëw si kanam ku nekk mën si jëriñoo mën si gis seen bopp. loolu laa amal si lu gàtt di leen ko wax daan nag gën a leeral mbiñ mi gën ko yaatal pour que ñëpp jot si asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu.